téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Ndeye Bigué Ba Mbodj nekk présidente bu association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal soxna si ñu lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf Maodo ñu ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi di kontaan di ñëw ci sa émission. alors lu waral ñu invité la tey jii si émission kennu askan wi prétexte bi moom mooy suba incha allah di tombeek juróomi fan si weeru mai comme at bu nekk nañuy célébrer journée internationale de la sage-femme moo tax tey ji ñu invité la ngir waxtaanee si solo gi nga xamante ni sage-femme am na ko si àddina bi naka noonu aussi si Sénégal ak tamit seen ay jafe-jafe seen liggéey loolu yëpp ñu fas yéene ko waxtaanee si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yi ci kanam tuuti mën ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 di jégalu baax a baax ndax fan yii serveur bi dafa amoon jafe-jafe waaye mën ngeen participer si kanam tuuti si numéro boobu la nga xamante ni suñu réalisateur bi di Ndiaga Seck ci kanam tuuti dina ko afficher si écran bi alors soxna Ndeye Bigué Ba Mbodj suba la ñuy célébrer journée bi ñuy jagleel sage-femme si àdduna bi Sénégal aussi naka noonu alors ren ji ak contexte bi mu tombeel dafa mel ni célébration bi dafa am ay coppite fii si réew mi alors est-ce que mën nga ñëwaat si suba incha allah si yan anam ngeen fas yéene célébrer bis bu ñu jagleel sage-femme. jërëjëf Maodo comme ni nga ko xamee ñu ngi ci mbiru mbas mi ba léegi. et waaye comme dañu wax ni il faut que ñun ñi dund. ak mbas mi dañuy wax naka la association des sages-femmes war a mën a màggale sunu bis bi ñu jagleel ci àddina bi yëpp. te du tax mu indi ay gàllankoor ci nit ñi. moo xam ci liggéey bi moo xam ci leneen. ba tax na ren jii comme dañu wax ni léegi ñu ngi ci ère numérique. dañuy def nag lu ñuy tuddee webinaire. maanaam dañuy def que en virtuel. nit ñi ku nekk fa nga nekk ñu dajaloo ñeen ñi toog ci seen kër ñeen ñi nekk seen biir bureau ñu mën a suivre journée bi. par rapport ak présentation yi scientifique yi ñuy def. donc ñu ci am ñu ci gunge ministère de la santé mais également yeneen partenaires yi nga xam ne ku ci mel ni Sanofi nga xam ne moom moo ñu jëlal en charge. maanaam mbir mi ba nga xamee ni jàppandi na pour que suba incha allah ni que àdduna bi yëpp di defee ni ko sage-femme mu réew yëpp di defee ñun tamit ñu màggal bis bi nga xam ne moom la ñu jag. alors suba incha allah si ban heure ngeen di amal webinaire bi ban heure exactement. waaw mi ngi commencé 8h30 gëm nañ ni au plus tard 16h war na mën a jeex. ndax koor gi daal après su ko defee ñu bàyyi leen ngeen dem toppatoo seen jëkkër yeeg ak seen waa kër am na solo. am na solo te tey ren ji tamit le fait que ñu def ko webinaire dana tax ni ñi nga xam ne sax liggéeyuñu te ñu ngi seen biir kër. danañ mën a boole di féete journée bi ba pare di mën a toppatoo seen kër. parce que ci sa téléphone portable. mën nga bokk ci sa ordinateur mën nga bokk. très bien donc boobu lañ koy def ñu commencé ko mu am cérémonie d'ouverture ak yëpp. comme buñ ko doon def en présentiel. alors ren mu am thème naka noonu mu am sous-thème thème bi muy les chiffres parlent d'eux-mêmes investissez dans les sages-femmes. si sous-thème bi santé maternelle et néonatale dans la pandémie à Covid-19 la place de la sage-femme alors si thème bi dañ koy démarrer lu tax ñu ni les chiffres parlent d'eux-mêmes investissez dans les sages-femmes. waaw investissez dans les sages-femmes. balaa dañu war a investir ci sage-femme yi. voilà investir ci sage-femme yi moom mooy ñu fexe ba. seen liggéey ñu ñoŋal ko. très bien ñu fexe ba sage-femme yi ñu yokk lim bi. ndaxte danoo chiffres yi li mu wane ni ay études yoo nga xam ne dañ ko def. muy étude bu nga xam ne doo xoolee Lancet di nga ko ci fekk muy étude SOWAI bi nga xam ne kii moo ko def confédération internationale des sages-femmes ànd seeg UNFPA OMS ñoom ñoo def. boobu étude dafa wane ni su fekkee ne yokk nañu fukki. 10% ci limu sage-femme dina wàññi ndeete ndey ci 21%. wàññi ndeete doom buy judd. di faatu ci 22%, wàññi ndeete ndey ndeete morti naissance yi nga xam ne ci diggante ëmb biir ëmb bi la xale yi di loru ba nuy am weer. donc loolu gis na ni boobu dana ci wàññi lu toll ci 14%.
léegi nag ñu ngi wax boobu ba tey ngeen dégg ñuy wax couverture maladie universelle di wax couverture sanitaire universelle ñu ni fépp foo xam ne sage-femme dafa war a teew bu fekkee ni nguur gi ak ñi koy jàppale fexe nañu ba sage-femme nekk fa jege population bi ndeete ndey ak doom ndeete ndey dina wàññeeku ci 67% maanaam téeméer yu doon faatu juróom-benn fukki ak juróom-ñaar dinañu rëcc xale yi doon judd dina wàññeeku de 65%. mortalité bi également dina wàññeeku de 65%. mais ndeete ndey ak doom moom mooy santé de la mère et de l'enfant. mooy santé de la mère et de l'enfant. te loolu mooy liggéeyub sage-femme loolu mooy taxawaayu sage-femme. loolu mooy li nga xamee ni suba su xëyee ci lay dox. exact donc lépp lu nga xamee ni dafay tax loolu mën a saafarawu donc day fekk loo xam ne ñun lu ñu ñor la te léegi nag dañ daan wax mais nit ñi woon comprendre woon lan mooy njëriñu sage-femme ba nga xamee ni des fois dañ doon wax ni parce que fi sage-femme nekk gynécologue ba nekku fa pédiatre ba nekku fa leneen nekku fa donc sage-femme ba dana doon sage-femme dana doon gynécologue dana doon pédiatre si li nga xamee ni sañ-sañ liñ ko may ci liggéeyam mu naan lu ñuy tuddee délégation moo tax ci kanam tuuti sax daan ñëw si diggante différence bu am si sage-femme ak gynécologue lan moo leen wutale loolu daañ si ñëw ci kanam tuuti alors kon dañu war a investir si sage-femme yi amul demal ma ñëw amul demal ma ñëw parce que Sénégal dafa ratifier ay engagement internationaux ñu ni objectif de développement ODD yi dañ ci bëgg ñun tamit bis bu ñuy toog ba kay xayma Sénégal du jël ndaare mbaa avant ndaare ñu ni ndeete ndey ak doom fi nu toll nii ci Sénégal mi ngi ci 236 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes te 2035 bëgg nañu wàññi ko ba ci 70 xoola gab bi ni mu toll ñu ni léegi loolu pour mu am chiffres yi dafa wane ni comme ni ma la ko waxee woon sànq il suffit que fu nekk ci réew mi ñu recruter sage-femme jox ko jumtukaay yu muy liggéeyee def ko ci condition yu baax pour que waxuma la 70% mais 67% la ñuy am ci boobaa ci décès maternel. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Ndeye Bigueba Mbodj présidente de l'association nationale des sages-femmes du Sénégal alors léegi dañuy ñëw ci wàllum santé maternelle ak santé maternelle et néonatale loolu bokk na ci sous-thème bi nga xamante ni suba incha allah ci bis bu ñu jaglee sage-femme fas yéene ngeen ko waxtaane waaw li tax ñu tànn thème bi mooy ci mbas mi danoo demoon ba nit ñi ragal a dem hôpital te Sénégal dafa toll woon ci ay jéego yu am solo yu mu defoon ci wàññi ndeete bi ndax lu tax loolu moom mooy danoo bëgg jigéen ñi di ñëw di wisitu bu nu ëmbee jigéen ñi di dem ci biir maternité dafa wasin sage-femme bu jàng bu xarañ di leen toppatoo kon consultation prénatale yi dafa xawoon consultation dafa wàññeeku woon parce que ñemeetuñu woon génn nit ñi ak couvre-feu bi mënatuñu woon génn pour dem te ku ne xam na ni wasin guddi lay gën a bari bu nu wasinee ba pare dootuñu mën a dellu di mën a saytu seen bopp di saytu seen doom ñu xam ni loolu bu chiffre yi wàññeekoo rek fa nu jóge woon danañ fa delluwaat mooy ndeete ndey ak doom bu kawe léegi nag looloo taxoon ñun depuis daaw ñun dañ ci sóobu moo tax ñëwoon nañ fi wax ni leen ñun bi ñu xamee ni sage-femme dafa war a taxaw temm margay mas mi heure bu ko nit soxlaa mu fekk ka fa ñun dañu ne bi ñu amulee ay masque amuñu ay matériel de protection dañu jël ñun suñu xaalis bopp muy valeur waxoon naa ko fi daaw digg 6,6 millions francs yu sage-femme yi dajale ci association bi ñii ñu dimbalee ko nguur bi ministère de la santé yii ñu joxe ko ci gox-goxaat yi pour que sage-femme yi mën a liggéey parce que suñu amul woon matériel de protection duñu ñemee dem te foofu te comme dañoo bëgg nit ñi di ñëw muy continuité de service donc loolu moom moo taxoon ñu def ko donc looloo tax nag li ñu ci liggéey yépp pour wane ni njëriñ bi mu am ba nga xamee ni ndeete ndey ak doom du yokku moo tax ñu jël ko comme sous-thème ndax mbas mi jógee gu fi te taxawaay bi yu ñu waroon taxaw dafa war a gën a dëgg alors mbas bi yan conséquences yu doy waar la def ci wàllum jigéen ñi nga xamante ni dañu nekkoon en état jigéen ñi nga xamante ni jotuñu def seen ay consultation prénatale alors yéen est-ce que def ngeen ay xayma ay études xool jigéen ñi nga xamante ni dañu ñemelu woon def seen ay consultation jigéen ñi nga xamante ni ak couvre-feu bi am nañ ci ay jafe-jafe ba ñu war a woon juruñu ko est-ce que def ngeen ay xayma ci loolu waaw ministère de la santé mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ni dund ngeen ko ak mbas mi ministère de la santé chaque année dafay def xayma boobu oui mais comme mbas mi daaw la woon il fallait ñu am assez de recul pour mën a xayma natt ki ñaata la toll
mais li ñu gis moom mooy ndeete bi xaw na yéeg tuuti lu tax moom mooy nit ñi jotewuñu ci ci paj mi ba tax na kon courbe ascendante waaw dafa commencé woon di mel ni luy yéegaat moo tax nag très tôt ministère de la santé jóg ñun tamit ñu ànd ak ñoom jàppale leen ñu commencé di yee askan bi di def ay spot ci télé yi ci rajo yi di leen wax ni leen waa kër docteur yaa ngi fii malgré mbas mi da ngeen war a ñëw parce que mbas mi war leen ndàng donc nit ñi di pour fexe ñu def ay jéego moo tax ñu bëgg ko wane ci journée bi pour que sage-femme bu nekk xam ni lan la war a taxawee ba nga xamee ni quel que soit même bu dul mbas mi leneen lu mën a ñëwaat rek sage-femme warta dandatu dafa war a taxaw temm ndaxte bu poussé tuuti rek mortalité fekk ka fa buux ko te comme moom dafa war a taxaw pour baare yoon bi donc dara war ko war a mën a téye pour loolu mën a set looloo tax ñu jël thème bi ndax région du Sénégal yépp ku nekk antenne yéen fa am ku nekk dana ñëw wax ni moom lan la ci def yan jafe-jafe la ci am mais jafe-jafe bi mu amee man ban solution la génne bu ko defee ñu jël ko tënk ko jox ko ministre de la santé wax ko ni ko kat lii mooy contribution di sage-femme yi indi pour que ndeete ndey ak doom wàññeeku malgré mbas. alors soxna Ndeye Bigué Ba Mbodj lan mooy différence bi am ci sage-femme ak gynécologue ñaar yooyu léegi lan moo ko wutale exactement soo ko doon leeral suñu mbokk téléspectateurs yi lan ngay wax. déjà li leen gën a indi différence mooy ci njàng mi. parce que gynécologue day jàng docteur juróom-ñetti at. oui. après mu dem defaat ñeenti at pour nekk gynécologue. parce que moom day mën a opérer. day mën a seet jigéen day mën a opérer jigéen ba nga xamee ni foo xam ni sage-femme mënu ko. ndax sage-femme maanaam compétence yi li ñu ko jox yegg gu fa naam am na dëkk yoo xamee ni comme boo demee Madagascar. sage-femme yi dañ leen a tàggat ba ñoom ñuy mën a def ay césarienne. ndaxte fépp fu nga xamee ni gynécologue jotewu fa pédiatre jotewu fa sage-femme yi suñ leen tàggatee mën nañ fa taxaw boobu ba nga xam ne askan bi. du nekk donc te OMS dafa wax lim bi mu wax ci benn gynécologue pour nombre limub jigéen. moo gën a rëy ci jigéen que sage-femme donc sage-femme la ñuy gën a soxla parce que gox-goxaat yi jigéen ya nekk sage-femme moo fay nekk waaye nag sage-femme dafa am fu pajam yam dafa am fu dooleem yam dafa am fu xam-xamam yam ba nga xamee ni su fekkee ni gis na ni nangam da koy teel a jox gynécologue ba gynécologue bi bu ñëwee mu xam ne kii kat comme sage-femme moo ma ko référé lii moo si topp kii fan la mën a yam mooy dina mën a seet jigéen waaw dina mën a rewli jigéen te du soxla kenn ku ko ndimbale dina mën a def ko def avortement nga xam ni des na mu mën a raxas sa biir parce que moom mooy li ñuy wax aspiration manuelle intra-utérine les soins après avortement dina mën a jëli xale bu dë muy ci ventouse donc ay matériel boo xam ne da nga koy def application pour mën a génne xale bi mën a jàppale yaay ji dina mën a def fi planification familiale dana mën a def li ñuy wax consultation postnatale ku wasin ba pare xam na nan la lay saytoo ba ngay mën a def dina mën a def sax yenn consultation gynécologique yi parce que dina teel a mën a dogale cancer butitu njurukaay parce que tàggat nañu ci mën a def ay dépistage di xool col yi pour que jigéen ñi dina néew ñoo xam ne dinañ yegg ba def cancer butitu njurukaay wala ñu def cancer wen ndax boobaa sage-femme ba dana ko dogale balaay gynécologue di ci jot wala beneen docteur. alors léegi da nga fi joxe exemple bu Madagascar nga ni foofu sage-femme yi dañuy sax dañuy dex amal lu ñuy wax césarienne jàpp nga ni Sénégal jamono ji li ni mel aussi war na ko def. war na ko mën a def. war na ko mën a def parce que li ñu soxla ci gynécologue bu war a mën a wër. Sénégal matewul ba nga xamee ni. bu fekkee ni am na ay bloc yoo xam ne. ñu ngi tuddee bloc fan yi rek ak kaawu Kolda bi. voilà bloc sonu yu bëri tëj na maanaam dañu ubbi woon ci ay centre de santé ay lu ñuy tuddee bloc sonu maanaam ñu jël nit tàggat ka mu mën ci diir bu gàtt mu mën di opérer. donc bu fekk te bloc yëpp yooyu tëj na ndax amuñu ku ko opérer. donc bu fekkoon ni sage-femme yi tàggat nañ leen ci loolu dana tax ba nga xam ni opération bi nit ki du jóge ci village bi wala ci poste de santé ci centre de santé bi di dem ba ci hôpital ba ndax booy xool xayma fi gynécologue di war a nekk ci biir hôpital ba lay gën a nekk. que ci centre de santé bi alors que centre de santé yi def nañ ci bloc bu war a mën a loolu. donc loolu moom mooy bokk si deuxièmement sage-femme yi
da ngay am bac soo koy dem jàngi te léegi compétence yi ñuy jox sage-femme formation bi ñu wax ni approche par les compétences ba nga xam ni dañuy fexe ba nit ki buy génn li mu war a liggéey sañ-sañu liggéeyam ba nga xam ni war la mën a am xam nu ñu koy waxee si olof ci compétence mooy mën-mënam dafa gën a yokk parce que bu njëkk ñun bi ñu doon soogay génn sage-femme fi mu yemoon tey weesu na ko lu bëri. loolu ban at la woon at bi ngay génn. 1985. 1985 waaw. mu yàgg lool. yàgg lool macha allah di ñaan yàlla dund xeeb nag dolli. ba à la retraite ak jàmm. macha allah ba mën a noppalu nag. oui. parce que liggéey bi metti na neex na. mais un moment nag da ngay bëgg vraiment toog di noppalu parce que bu dee heure boo doxee ci mbedd. ñu ni la yow Adja Bigué nga ni naa mu ni xàmmee nga kii yaakaar lu woon mu doon mukallaf doon borom kër. macha allah wala muy jigéen bu nga xam ne mi ngi yore otoom di dawal ñu ni la kii yaa ko réew li yaa réew woon yaayam donc da ngay sant yàlla da ngay xam ne sunu borom. oui macha allah desalatu la dara. oui donc vraiment liggéey bi boobu ba léegi te. sage-femme mooy loo xam ne da nga koy mën a liggéey ba ngay sàngoo suuf. ndax même boo mënul pratiquer. say compétence say expérience da nga koy mën a teg. ci loxo xale yi. tette leen accompagner leen ba nga xamee ni liggéey bi dana mucc ay. alors Ndeye Bigué Ba Mbodj actualité bi moom mënuma ko bàyyi ginnaaw xam nga ni fan yii nii hôpital Magatte Lô bu Linguère gis nga lu fa xewoon ak tamit ñeenti tout tànk ñàkk seen bakkan alors loolu yow sa gis-gis d'abord lan la ak lu fi jot a am ba Abdou Sarr démissionné après ñu remplacer ko. loolu yow en tant que présidente de l'association nationale des sages-femmes du Sénégal ban gis-gis nga ci am d'abord. muy lu nuy mettitlu di ko naqarlu ndax yaay lañu te li may wax ñun sage-femme duñu ménopausé maanaam dañuy ëmb fu nu toll dañuy wasin fu nu toll. ndax koo visite da nga yenn ëmb bi. tant que wasinul doo am jàmm. koo jël di ko surveiller pour mu accoucher tant que matu wasinul doo am jàmm kon ñun fu nu toll dañuy nekk yaay boo xam ne mi ngi ëmb mi ngi wasin am njaboot te xam ni ëmb méttee xam jafe-jafe ni nit di sonne balaa muy am doom surtout nag kenn ci ñoom ki nga xamee ni am doom dafa métti woon ci moom. mooy ki avorté 3 fois. ñu césarisé ko nga xam ni métti na trop boo xoolee. yéene bi moo doon comme ni ma la ko waxee woon accessibilité mu mat. et puis di ko jaal ci ay mbokkam. ndax métti na torop di ko jaal ñoom famille bi di ko jaal waa Linguère yëpp. xoolal ki nga xamee ni sore na loolu ñu fexe ba service ba nit jigéen bu waree wasin ñu war ko opérer kon xam nga structure yi médecin chef ba ak ñoo ko féete kaw ñoom ñëpp góorgóorlu nañu pour jegeel faj bi. unité de néonatologie nga xam ne Ndakaaru am na service yu bëri ñu ngi fi amuñu ko. ñu fexe ba mu am foofu. muy loo Dakar xamee fii service yu bëri amuñu ko. lu manqué la. lu manqué la. léegi nag bu ñu demee ba yàlla def nañu ci ndimbalu gouvernement du Sénégal ministère de la santé ak njiit ya fa nekk ba loolu am. donc loolu loo xam ne lu ñuy rafetlu la woon te lu ñu doon yaakaar ni day gën a yokk. day gën a ñoŋal faj day gën a wàññi ndeyte bi waaye du doon li nga xam ne mooy indi safaan. donc ñu war ci jël njàngat moo xamee ni dañu war a xam ni naka la ñuy taxawee ci sunu liggéey. ba pare nag ñuy mën a def li ñuy wax de la prévention. maintenance préventive dafa manqué dafa suuxe ci sunu structure. parce que maanaam si naka. si li ñuy liggéeyee. dañu war di ko saytu. di ko saytu. di xool affaire bi fan la toll. xool état bi di ko xool di xool appareil yi ndax mi ngi parce que appareil doo xaar ba mu paan nga bëgg koo defar te peut-être amoo xarala wala xamoo xam-xam mais am na noo koy defee suivi bi comme ni ngay yóbbee sa oto di ko yóbbu vidange di dem ñu la koy xoolal donc loolu dafa war a am donc structure de santé yëpp yi nga xam ne surtout ay niveau centre de santé ak niveau hôpitaux yi dafa war a am des services de maintenance boo xamee ni ñoom ñooy toppatoo lépp luy mbir yooyu nga xamee ni accident mënta ñàkk waaye dinañ ko mën a prévenir. Deuxièmement également il faut que ñu jàng
également di ci biir management bi di def gestion des catastrophes ak des incendies nga xamee ni dañuy wax bu catastrophe amee fan la nit ñi mën a def gestion des risques donc risques yi autant da ngay def risque pour kii faj autant risque pour kii faju si autant risque pour population bi nekk autour donc ñun dañu war a sàmm ñiy faju si dañu war a sàmm ñi nga xam ne ñooy faju mais dañu war a sàmm askan wi nga xamee ni ci loolu lañ dog donc muy lu metti docteur Sarr démissionné muy lu nuy rafetlu parce que Sénégal également amuñu peut-être culture démission bu problème amee nit ki dañuy wax ni waaw day xalaat toujours daf koy jiiñ keneen mais peut-être moom ni mu gisee moom mooy comme man maay kilifa bi maay premier responsable kon boo nekkee responsable dara bu sanction amee yaay sanctionné balaa ngay sanctionné kenn tu sanctionnes ta personne d'abord mu ni teggi naa sama ndombo tànk ndax ñu mën a saytu bu baax parce que boo nekkee peut-être kilifa fenn mën nga fexe ba def loo xam ne peut-être ni ñuy saytoo du leer ñun noonu lañ ko jàppee donc ñu mën a saytu ba xam lan moo ko indi ñu ni également ña fay liggéeyee war nañu am personnel bu doy parce que bu personnel doyoon tamit bu kenn demee dina am keneen ko fa des mais bu fekkee ni benn nit a fa nekk nit ki war na mën a génn am na besoin mu dem defi besoin bu dellu see jëyee mën na am ci ginnaaw dama lay dog foofu nga baal ma yàlla bu la yàlla dog fi nga taxaw ni sax la Amadou Yeri Camara jiite SAMES ni foofu nga xamante ni moom moo di hôpital Magatte Lô bu Linguère comme li nga expliqué léegi nit ñu doyuñu moo waral ba benn nit moom moo doon gérer ñetti salle yi nga xamante ni 19 bébé ñoo fa nekk lii di rejoindre li nga doon wax léegi lu ñu naxante suñu bopp lu mënul nekk la maara day taal yi li dafa metti mais sunu borom dafa wane li tax ma la waxoon ñun temu ICM bi mooy investissez les chiffres parlent d'eux-mêmes investissez sur les sages-femmes parce que suñu bëggee faj bu ëpp mucc ayib mu am bu nu bëggee indicateur de santé yi nekk au vert bu nu bëggee wér-gu-yaramu askan wi doon lu ñoŋ dañuy ñi nga xam ne ñoo leen war a faj dal leen di jël dañuy recruter kon recrutement massif ngeen di sàkku si état wu Sénégal te recrutement bi du ay contrat à durée déterminée prolongé parce que am na say sages-femmes yoo xam ne depuis 8 ans ñu ngi ci contrat à durée déterminée te loolu code du travail waxu ko parce que boo loo renouveler sa contrat à durée déterminée ku ne jàng na ko boo xam ne day nekk CDI tacite mais ñëpp amul demal ma ñëw waaye imagine depuis 8 ans at mu ne mois de décembre mu ne nga ni ñun la kaay ñu noté la ñu renouveler waatal la sa contrat xam nga ni ki koy def bëgg liggéey moo tax mu di ko def amul pexe parce que ay junni sage-femme ñu ngi nekk ay tout temps ay xale jeune bëgg nekk ci marché du travail amuñu liggéey donc fépp fu nga xam ne yaakaar nañ fa buñ fa demee am fa tuuti même bu dee 25 000 par mois imagine ki am bac def 3 ans am licence am génn di mën a dem di liggéey fu ñu koy fayee juróomi junni loolu xam nga ni du xaalis ay tax mu dem di fa def mais bëgg métier ak bëgg ko pratiquer moo fay yóbbu xale. alors mbir mi am ca hôpital Magatte Lô bu Linguère enquête bi mu ngi wéyee nii lan nga siy xaar exactement. tey enquête bi mooy ñu fexe ba situer les responsabilités. oui. nu mu mën a toll ak ku ko mën a def. ak ku ci mën a ku nekk sa wàll bi nga ci am. ñu xam ka ñu pencoo ko ku nekk jël li nga ca moom ak def la nga ca war a def. ministère de la santé li mu ci war a liggéey mu liggéey ko ba gouvernement du état du Sénégal li mu ci war a def mu def ko sa région médicale la mu fa war a def mu def ko fa ñun agent de santé yi aussi ku ñu mën a xayma suñu responsabilité dans ça ku nekk jël say responsabilité xam ni man nii laa war a mën a defee. nii laa mën a war a defee parce que dafa am benn lu ma doon seetaan démb. sama doom yi di ko seetaan muy benn enquête policière. mu am xale bu ci ñu tiire bal xale bi am handicap. biñ ko waxee tribunal ni ko lii nga def nii lu tax nga def est-ce que rëccu mu ni lu may rëccu la. mais su ma ko waree defaat suba dama koy defaat parce que loolu lan ma jàngal dan maa jàngal ni sécurité. population bi man maa ko yore te fépp fu ma xamee ni ñu ngi war a ki faagaalgal kenn li ma jàngal ni noonu laa ko war a faje noonu laa ko war a mën a faje donc ñun tamit waa kër docteur également li ñu jàngal ñu war a faje noonu la ñuy faje waaye nanu góorgóorlu ba jox nu moyens yu nga xamee ni moo xam ci nombre bi xayma ni ñuy toll moo xam ci jumtukaay yi ñuy liggéeyee ba nga xamee ni loolu te matériel yi également
dafay màgget te bu màggetee accident da ci yomb. donc Oui. il faut ñuy renouveler également. Très bien. Équipement yi. kon lii leçon bu ñu si war a tirer enseignement yi nga xamante ni autorités yi war nañ ko jël mooy li xew ci hôpital Magatte Lô bu Linguère lu war a mën a ñàkk la. lu mënoon a ñàkk la. waaw mais ak yii di ñëw maanaam war nañ ko mën a éviter xool saytuwaat suñu matériel yi xool di def maintenance saa su nekk. je crois que ñëpp jàngat nañ lool. oui. parce que ci biir réseaux sociaux yi j'ai vu que hôpitalu bu Kaolack ci même semaine bi rek commencé nañu def seen maintenance commencé def former di léegi pour sécurité incendie parce que bu événement amee moo xam bu heureux moo xam bu malheureux da nga ciy jàng. mais lan moo tax ñuy xaar ba événement am ñu si tirer ay leçons te comme wàllu maintenance boobu loolu dafa war a nekk loo xamante ni luy faral am la wala. lu war a am la mais mieux vaut tard que jamais. oui comme yàlla nattu na lara am. na ci ñëpp jàngat mooy li ma la wax ni ñëpp dañ ko war a jël seen responsabilité ku nekk fa nga ne nga ni mankat lii am fii. mën na am fi ma ne su ma deful li ma war a def. bu ko defee at Sénégal gépp goxaat bu mu mënti doon poste de case de santé bi ba ca hôpital de niveau 3 bi ku nekk sa responsabilité nga matale ko état bi tamit jàpp si ndaxte matériel yi ñuy liggéeyee des fois dina yàgg boo nga xamee ni dootul mën a am qualité bu baax boobu mais ku nekk xam na ni tamit dafay ça coûte tellement cher que pour que mu mën a am durée de vie bu yàgg il faut que ñuy def li ma la waxoon maintenance préventive am na solo di ko teel a saytu di ko toppatoo di ko ni ñuy defa oto yi ba nga xamee ni duñu yegg ci loolu mbokk téléspectateurs yi ma fàttali ñu ngi dalal soxna Ndeye Bigué Ba Mbodj présidente de l'association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal alors soxna Ndeye Bigué Ba Mbodj gis nañ aussi am na jigéen ñi nga xamante ni des fois dañuy amee jafe-jafe suñu waree aussi wàllum transport surtout yenn gox-goxaat yi alors loolu ba tey mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ni yow yàgg nga sàkku ci communes yi ñoom ñu am service transport ba nga xamante ni moom nañuy jagleel li nga xamante ni moom mooy jigéen yooyu la mais sa invite boobu sa appel boobu fan la toll. appel boobu ba léegi gisagun si dara parce que waxoon naa leen ni leen la santé est une compétence transférée donc communes yi dafa am ci koppar maanaam communes yi dañ ko war a def. dañ ko war a def parce que dafa ci seen koppar yi ñu leen jox. daf si am loo xamee ni mbirum wér-gu-yaram la dañ ko war a delloowaat ci mbirum wér-gu-yaram bi. te est-ce que loolu amul feneen fu muy dem wala. ah waaw xam nga day am arbitrage budgétaire peut-être que ñoom dinañ xool ni. mais si seen arbitrage budgétaire war nañ ko mën a def. priorité feneen la mais léegi. oui mbas mi daf nu delloowaat. ci suñuy responsabilité. oui wax wan nu ni nu manquement bu ndaw rek danañ ko daf ñuy rattraper dañ koy payer cher. ba nga xamee ni communes yi dañu war a accompagner population bi. ne ñuy def li nga xamee ni dañuy def benn parc automobile bu nga xamee ni même bu dul ambulance bi loo xamee ni ci quartier bi. dina mën a jàppale jigéen ñi léegi surtout am na lu ñuy wax mutuelle de santé yi. donc communes yi dañu war a encadrer mutuelle de santé yi fexe ba def sensibilisation jigéen ñi yëpp. wala famille yëpp dugg ci biir mutuelle de santé yi commune bi di jàppale mutuelle bi pour mu mën ko dooleel parce que xaalis bi ñu soxla yëpp nit ñi mënuñu ko cotiser. état bi bu amee lu muy def na commune bi moom itam jàpp si bu baax ba nga xamee ni léegi li wax naan la santé n'a pas de prix mais a un coût. te ku ko boolewul ci sa dépense parce que ku nekk boo fayee ko sa salaire yaa ngi génne ndox fay courant fay jàng fay location fay carburant fay nangam. waaye fay santé dañ ko ci war a boole daf ci bokk. parce que boo ko prévoirul da ngay am li ñuy tuddee les dépenses catastrophiques de santé loo xam ne prévoir ko woon donc day daal di jël lañu waroon jënde ceeb fajoo ko lañu waroon jënde lii fajoo ko bu ko defee feebar gën a yokku parce que ku lekkul doo mën a am wér gu yaram donc loolu yëpp dafay war a tax ñu mën te ñun boobu ba léegi itam ñu ngi si te loolu la ñuy gën a góorgóorlu et puis. am na lu nga xam ne man personnellement dañ ko commencé woon te loolu 96 la woon. ci benn quartier Guédiawaye gu ñu dëkkoon tudde fa nattu mortalité maternelle. ndax jigéen ñi gis nañ ni ñu ngi ci biir koñ yi di def seen ay natt dañu doole benn groupement ñu ni leen yéen da ngeen di def weer bu nekk ngeen jël benn somme ngeen def ko ci kees gi kenn du ko laal léegi ku nekk sa ndey dikke morom parce que yéen ñëpp da ngeen toll ci diggante ëmb ak wasin bu ko defee ku ëmb. ci xaalis boobu ndax da ngay dem ci dispense boobu Roi Baudouin moo fa gënoon jege. ñu xayma kuy wasin ñaata ngay fay transport bi ñaata la
ñaata ngay fay wasi lal ba ñaata ngay fay garab bi ñu xayma ko ñu ni dina toll ci bii lim ñu ni lim boobu mooy li ñuy teggi su boobaa soo demee ba dugg ci sa weer sa ndey dikke lañ koy jox nga xam ne moom nga gën a jubool boo xam ne bu mat nee na jàpp rek waxtaan nañu ci biir koñ bi ki nga xam ne dafa yore oto di dawal kalandoo ñu ni ko ñun kat am nañu malade sàngam boo xam ne mën na am dañ lay soxla wala mu ngi dawal taxi bu ko defee bu ko mat yeewee kooku la ñuy yee ndax xaalis bi teew na mu yóbbu ko su demee hôpital xaalis bi teew mu faju su wasinee ba pare mu dellu si sax am lu mu mën a ruye wala lu am na mu solo mën a defee alors soxna Ndeye Bigué-Ba Mbodj des fois aussi am ñu naqaru bu baax a baax ñenn si sage-femme yi ñu nuy comporté woo question bi sax yaa ngi ree ndax li ma lay laaj ñi yaa ma ko gën a xam bu baax yenn sage-femme yi ñu ñuy comporté woo ak seen patients yi alors loolu am na ñoo xamante ni ñu ngi koy naqarlu ba tey mais loolu ba kañ nit ki ñëw am ay jafe-jafe wala nit ki ñëw war a wasin ñu am nu ñuy waxee ak moom nu ñuy am ñuy comporté woo ak moom wala ñu teg ko foofu dem seen yoon loolu est-ce que jotul vraiment ngeen jubbanti ko ba lu ni mel mën a dakk maa ngi reetaan parce que li ma waxoon sànq benn journaliste dama ko ni c'est la question imparable la question boo xam ne fépp fu may dem rek dama koy prévoir. da koy prévoir parce que xam naa ni ala kuliyal yi danañ fa dem. te dañ ciy kontaan tamit ci sax ndaxte fàttali la. fàttali la boo xam ne ñun ci la ñuy nekk fu ñu toll association des sages-femmes. que muy réseaux sociaux yi que muy sunu rencontre dans les différents districts que muy journée scientifique yi ñuy def que muy formation yeneen yi que muy dans la formation ci école ba. dañ ci jox pàcc bu rëy mbirum accueil. mbirum qualité de service di leen ci tàggat te di leen ko fàttali fu ñu toll heure bu ñu déggee benn cas dañ koy rapporter ci groupe bu ANSFES Facebook bi ni leen dégg ngeen li lii am pour que ku nekk jàng si pour que ñu ëllëg si biir lii du am ñu mën a xam lan moo indi loolu parce que dama ne woon sànq benn waay ma ne ko ñun dañuy liggéey dans l'urgence moo tax ñuy wax les soins obstétricaux et néonatals d'urgence urgence rek la ñuy daw te dañu ni jigéen ci biir wasinam war na mën a am fu ñuy jotee bakkanam ndax diirub ñaari waxtu mën na ñàkk bakkanam surtout bu nàcc donc ñun bu ñu yoree nit dañuy daw ba duñu tal des fois dañuy fàtte sax communication bi nga xamee ni dafa am solo te xam na ni lu am solo la léegi ñu ngi koy boole ci sunu liggéey mais da nga daan di daw rek di daw di wuti di daw te Sénégal nit ñi également benn affaire comme li ma lay wax li tax ñu bëgg mutuelle de santé yi nit ñi dugg si nit ñi dañuy ñëw hôpital ak loxo yi nga yore malade mu soxla ay garab te nit ki seen waa kër indiwunu mais est-ce que du dëkk bi moo metti tamit non loolu dafa yàgg est-ce que du dëkk bi moo metti non du pas seulement dëkk bi dafa metti c'est que xam nga ñun jigéen ñi lan la yaay yi goro yi soxna yi yebbi terelante maanaam yéen daal si ngénte bi yéen foofu ngeen moom la ñu gën a mën a def priorité que faju bi maanaam foofu daal mooy wanewu bi wala xawma wanewu la wala du question wanewu sax parce que nit des ñi des fois aussi sax waaye société bi daf nu noot aussi teraanga lay doon teraanga boobu xam nga dañoo ni Sénégal réewum teraanga la waaye jongante bi ci am dafa dem ba yëfi jéggi dayo jongante la léegi jongante la ku ci amul moyen keneen ki am moyen nga bëgg ñu commencé la xarab ci biir kër ga ngay sëy mën ngaa bale mën nga raxas mën nga togg mën nga def lépp waaye bu dee sa poos diisul seen waa kër seen loxo jarul sa seen diggu ginnaaw nan lay gërëme kay def te deful te li gorul yettul kenn du la ko gërëme ku dàq ganaar dàqaale kuy kes ginaar ni la kes waxaale sa soxla ba nga xam ne nit ñi bu ñu ëmbee stress bi jigéen ñi dund sax loolu sax dafay yokk sax ndeete ndey ak doom parce que jigéen bi day ëmb du tal lekk du tal naan fitam du dal tension ba nga yëg ma ngay xalaat yaay jaa ngi nii sama yaay amul doole te kër gi may sëy sama goro dafa soxla nangam njëkk yi nangam ce qui fait que yooyu moom mooy tax xaalis bi nu war a jël investir ko ci wérgu yaramu nit ki ak doomam dañ ko denc pour mën a ko def loolu donc loolu moom mooy maanaam mooy defante bi waaw ba nga xamee ni yow boo ñëwee hôpital ak loxo neen ndax yaa ngi naan su ma jëlee dépense yëpp def ko ci hôpital bi du mu am lu ma defee mais da ngay fàtte ni kii nga xam dafa war a faju dafa am lu mu soxla dañu war a jot bakkanam jot bakkanu doomam te bu fekkee ni am ko ñun sage-femme yi dañuy yendoo daw suba ba ngoon jot man en tant que maîtresse sage-femme des fois damay fay sama pota parce que xale yi dañ lay woo mère lii amu fi mère am naa malade lu may def lal amul
malade lal yi fees dell malade bi ñëw nga ne ko amuñu place mun la duma dem fenn parce que wër naa Dakar ba mu daj fii laa mujje après ñu woo la. naam wax na dëgg wër na fépp te boo paasee Dantec di suñu benn kilifa di wax nee na boo weesoo Dantec géej fi amul leneen donc ki ñëw ba Dantec amatul feneen fu muy dem donc bu xalaatee dellu ginnaaw rek xolam dafay jeex kooku loo ko wax mu xuloog yow te du gis sa baax du gis sa neex deret du gis sa dara kooku lu naqari rek lay mën a gis ndax dafa sonn fa mu jaar ki nga xam ne tamit mu ngi faju xam na ne amul lu mu fayee faju ndax ma nga denc ma ngay préparer nangam kooku tamit xolam du neex parce que mi ngi gis yëf yi donc situation yi sage-femme bi nga xam ne tamit malade yi bëri na te ñoom matewuñu amuñu matériel bu ñu liggéeyee donc mu nekk ay situation conflictuelle yoo xamee ni yooyu moom mooy il suffit d'un peu pour que benn étincelle pour que le feu jaillisse mais nag ñun dañ ko xam bu baax di ko sóoraale ci suñuy liggéey di ci ñaax suñuy gune di leen wax ne leen man su ma gisee kenn ku bind fenn di remercier ba ma demee sàngam diw daf ma def ni sage-femme dama koy publier dans tous les groupes. oui ndax loolu moo war a am. groupe sage-femme yëpp laa koy dugal ni ne lii la ñu bëgg. na ñuy fexe ba sage-femme yi fu ñuy toll. lii la ñu war di dégg. nga baal ma am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi ñu jël ko allo kooku dem na allo allo. ñun may xamal ni am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo kooku dem na soxna Bigué ma bàyyi la nga daaneel foofu wala c'est bon. c'est bon alors kon ba ñëwaat si beneen laaj motivation Covid mensuelle loolu yéen a ngi koy yëg ba léegi wala. juróom-benn weer la woon. juróom-benn weer. waaw jeex na tàkk. yàgg na. mais soxla ngeen ko jamono ji wala. ndax Covid bi mu ngi fii ba tey jamono bi naqari na yaa ko wax sànq de. salaire yi néew na salaire fonction publique. néew na lool. oui. ba tax na lépp lu ci mën a dooleeku. gën a dalal xel dana gën a ñoŋal liggéey bi. ba tax na nag kon daal jamono jii. ndax yéen mbirum sage-femme Covid bi nga baal ma am na ku nekk si ligne bi allo nga baal ma. loolu naa si ñëwaat léegi soxna Bigué allo allo. allo ñu ngi jégalu bu baax ma bàyyi la nga continuer sa explication. xam nga Covid bi. personnel bi daf ci impacté bu baax. te sage-femme yi tamit ndaxte ñàkkula yëg ni am na si sax suñu benn ñooñ bu ci faatu. oui ñu leen koy jaale. faatu bu metti yàlla yërëm ndax feebar di liggéey feebar amoo place. li maladie di wax ni ñoom ñi ngi dem di wër di rangu moom it noonu la nekk ñu di ko wër jële ko dak Thiès wut place Dakar amoo ñu yóbbu ko di ko rawalee Touba. maada day taal yàlla def li gën. donc ñeneen ñi am ci feebar bi. na man mii leen koy wax man mi jiite sage-femme yi sax dama jot ci feebar bi ba wér ci. waaw ma ni woon man moom. maa defoon man damay dee. Covid bi waaw. boole nga pare nag nit ñi di la daw. muy stigmatisation parce que même boo wéeree ñu lay daw nga di ko dékku parce que da nga koy préparer ni xam naa ni lii la mais danoo nangu wax ñëpp ni dañ koo am ndax nit ñi gëm ni lu am la. nit ñi gën a gëm jël seen matuwaay. te yoo xam nga woon fan la dalee. doo ko xam parce que mën da ngay gis malade soo xëyee yaa ngi jànkonteeg malade yi accompagnant yi takk leen seen masque kenn nangul takk masque koo wax mu ne masque yi affaire politique la masque Macky Sall yi. donc yow nga nekk ci seen biir te doo leen daw parce que tu es obligé liggéey sa liggéey. léegi nga am ko nga mettre sa famille en danger heureusement que yàlla ci mbaaxam suñu ba kenn wàlluñu ko kenn. ñu moo taxit ba vaccination yi jotee danoo teel a dem ñàkku ji ndax xam na ni ñun ay personnes à risque lañu. ndax dañu am at yoo xam ne dañu bokk ci personne à risque am ay feebar yu tax ñu doon personne à risque mais liggéey ba ñuy liggéey dafa tekk ñu nekk un personnel de premier maanaam ñu jëkk jot ci malade bi ba nga xam ne malade bu nekk la ñuy am te chaque jour Dantec daan am benn wala ñaari jigéen ñu ñëw yu ëmb am Covid ñu ñëw war leen a rewli war leen a opérer wala war leen a faj. mais léegi mi yaa ngi sant yàlla bu baax. waaw ndax boobaak léegi daaw la woon. ba ñu ngi ci ren. ñu ngi sant bu baax. alors lu ñu desee ci ay simili bëriwul soxna Bigué Ba Mbodj ñu ñëw ci wàllum seen ay revendication xam naa ni moom recrutement bi moom am na solo mais am na aussi ordre ba nga xamante ni yéen bokk na
si seen ay ambition si seen ay objectif si seen ay projet fa ngeen si toll exactement. ñun de ñaari yëf rek la ñu bëgg ñaan président. mooy ban ordre ak recueillement. kese ñaari yëf yooyu bu ko Macky Sall defoon son excellence. oui. xadd na kaaba gi. muy ordre bi national des sages-femmes. ndax voté nañu loi bi mu des. décret d'application pour que mu mën a jëmmal loolu mën a nekk. te loolu bu nekkee njëriñu askan wi la ndax dinañ xam ki war a tudd sage-femme. ki am sañ-sañu doon sage-femme lan la sage-femme di liggéey naka la ko war a liggéeyee lan mooy ay obligation ba nga xamee ni kenn dootul def lu la ne. am na solo am na keneen am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo 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 kooku dem na déggin bi jàppandiwul ma bàyyi la nga continuer sa explication. donc loolu mu defal nu mu signé nu décret d'application ministre de la santé signé nu arrêté yi bu ko defee ordre bi ñu teg ko place képp ku duggati maternité képp ku nu tuddee sage-femme dalay leer ni sage-femme la ndax léegi fi jamono yi nu toll jigéen buy liggéey maternité moo xam lu mu doon sage-femme lay tudd. mais léegi nag bu ordre bi tey dina gën a jëmmal loo xamee ni képp ku nu ni sage-femme la par la force da ngay am diplôme bi par la force da ngay am compétence yi te li la war yëpp da nga koy def par la force ndax boo ko deful yoon mën na teg si kaw. ñaareel ba mooy recrutement bi. maanaam sage-femme yu doyul. sage-femme yi waxuma la doyul sax xaajul doy waaye ay gune yu ndaw lan te comme dañu ni bi yoon nii président de la république dafa war a jóg ci jeunes yi damaa bëgg mu xam ne ñun sage-femme yi am naa ci jeunes yu bëri am naa si lu toll ci junni yoo xam ne ñu ngi wut liggéey amuñu ko. mu jàppale nu recruter nu si ñu bëri muy recrutement nag bu nga xamee ni bu wóor boo xamee ni. du ay contrat yu ñuy def. mais si xayma sage-femme yi jamono ji ñaata nañ si Sénégal. boo koy xool ci ñi nga xam ne ministère bi de la santé wala fonction publique dañu ngi nekk ci aux environs de 2250 wala 2500. Sénégal gi yëpp. Sénégal mais loolu néew na de. néew na torop. moo tax recrutement bi président Macky Sall wax yéen a si xaar seen wàll yéen tamit Macky Sall moom bu ma mënoon jëlal 1000 yëpp sax day daal di baax bu ko defee da koy leer ni waxuma la développement dana am parce que jigéen ñi ñooy 51% ci population bi. jigéen ñi ñëpp dinañ leen faj bu baax jigéen ñi dinañ wasin ci jàmm dinañ am temps wu toppatoo seen kër toppatoo seen njaboot mais di liggéey pour yokk koom-koom ci biir réew mi. soxna Bigué Ba Mbodj sa dernier mot maa ngi gërëm bu baax di la sant la ngay tàggatoo ak nga def rappel rek si seen journée bi nga xamante ne mooy journée internationale de la sage-femme demain incha allah. jërëjëf Maodo di fàttali ñëpp rek ni suba mooy journée internationale de la sage-femme. ba nga xam ni thème bi moom mooy les chiffres parlent d'eux-mêmes investissez dans les sages-femmes te waxtaan bi wane na ko. mais également di wane taxawaayu sage-femme ci mbas mi ba nga xamee ni ndeete ndey ak doom toujours dafay wàññeeku waaye du yokk. di ci ñaax ñëpp nag di wax ni nen ñëpp jàppale ñaanal nu ba ñu dugg ci si bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. di ko gërëm baax di ko sant mu nekkoon Ndeye Bigué Ba Mbodj présidente de l'association nationale des sages-femmes du Sénégal mu nekkoon tey suñ gan si émission Kenu Askan Wi di gërëm baax Ndiaga Seck mi nekkoon si réalisation bi Iba Mar Sène si wàllum son bi Mafal Fall ak Moussa Dia nekkoon si wàllum caméra bi di ziar aussi Mass Mboub mi nekkoon ci wet bi mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñ seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.